confectionné. ah man kañ xamaguma ko. ndax xamoo ban ñan lañ ko dénkoon rek. man kañ fii mu nekk nii mandat yi leen joxoon. xam nga fii mu nekk fii mu nekk nii daal. est-ce que jàpp nga ni c'était facile tamit pour ñoom buñ la fa tegoon. non dina yomb waaw. non mais xam nga charge bi. xam nga charge bi ay la yéwoon yombul. loolu man amul élection bu ma deful ci sama turu parti bopp bu dee mairie ci sama turu parti bu dee députation def naa ko ci sama turu parti bu dee présidentielle def naa ko ci sama turu parti te ànduma woon ak kenn donc am naa expérience bu mat sëkk presque ñi nekk ci Yewwi Askan Wi yëpp maa leen ëpp expérience en matière électorale ndax compétition yi ma ci dem presque ñoom kenn su ñoom dajalewul compétition yooyu yëpp kon du ma yore waaye ci pël yi laa donc boo xawee wax rek dinaa la jëli bu baax ñaar rek fi nekk ma jéppi la ak seetaan la wala boog ma wax la loo xam ne boo dee nit di nga xam li ma la wax lu mu doon donc fii ñu toll nii à l'étape où nous sommes la question n'est même pas de savoir lu tax ñu ngeen bàyyi leen ñu def nii déedéet la question est la qualité de l'homme maanaam nit ki loolu mooy liñ ciy jàngee. waaw non attends mais xam nga dina baax nga wàqi tuuti ñu xam. waaw mais xaaral tuuti boo wàqee waaw dinañ xam nga tuuti rek xam nga tuuti man si ñàngat mi laa nekk nii parce que pour man presque fii mu nekk nii béy wéy na mbuus xam nga béy wéy na mbuus boo nekkee bàyyi ba jaan dem si pat nga nekk ca gannaaw tamit wax ju bare la di indil mais je veux mais na baax ñu xam mode opérandi bi ma kañ pour que ëllëg waa ñu jàngee moo tax ma bëgg ñu àndandoo ñu def taxaw seetlu moo tax ñu def conférence de presse pour rappeler leen à l'ordre parce que ñun ñoo juddulu Yewwi Askan Wi wax naa la histoire bi ni mu demee suñu combat ci opposition bi kenn du ko lam-laamee suñu cër ci opposition bi kenn du ko lam-laamee ba loolu moo tax lu ñuy am di ko créer ñun kañ bu ñu waree wax li ñu war a wax dinañ ko wax fañ ko war a waxee. Est-ce que tontu nañ leen fa ngeen ko war a waxee. non am ngeen réponse bi ci seen inquiétude yi laataa ngeen koy biral. non tey jii bu ñu amoon réponse duñ fi toog. kon maanaam yéen kenn ci ñoom amul ku ngeen woo téléphone ba mu wuyu amul ku ngeen saisir ci note ba mu tontu leen. non xam nga maanaam ñoom dañ ne. xam nga fii mu nekk nii daal. depuis ba gisoo kenn ci ñoom. depuis ba affaire ba jeexee dégg man boog personnellement. jour dépôt mooy week-end bi passe. waaw dégguma kenn te man ak samay morom yu bari ci biir. kenn déggul kenn te ñun li ñuy laaj mooy compte rendu li ñuy laaj mooy ay explication yu xel mën a jàpp li ñuy laaj mooy suñu cër respect li ñuy laaj mooy ñu bañ a trahir espoiru sénégalais yi li ñuy laaj mooy ñu bañ a accaparer mécontentement wu sénégalais yi ba pare utiliser que à des fins personnelles ndax xam nga borom xel mu day daw day taxaw day sore am na noo xam ne boo ko defee ak seen nawle bu ngeen yem ci réew mi li muy sóor dafa naan kon da nga bëgg a profité ci benn mbir pour régler ay compte yu passé wala ay compte yuy ñëw bu dee compte yu passé amul solo mais compte yi ñëw mooy lan mooy présidentiel bi nekk suñu kanam c'est clair te li wér bu wóor mooy parti boo gis njiit la fa nekk la koy tax muy nekk candidat dépendrul ci kenn ku dul yàlla suñu borom ak bëgg-bëggam boom jëmm ja ci boppam ak bëgg-bëgg parteem te foofu la wax jayam te jàpp naa ni li indi complication ci suñu liste yëpp mooy anticipation bu ñuy anticiper ci élection 2024 ah oui maa la wax lii naka parce que suñu basé woo ci liste bi rek boo defee diagnostic bu liste bi da ngay sentir que ni xaw naa demee na ni ku nekk yaa ngi xëcc ay farandoo yoo xamee ni jox nañ la ay certitude par rapport ak 2024 yu la favorable daal waaw mais yëfi mbooloo ngay dagg jëmale si sa bopp mais c'est inquiétant mais kon on peut comprendre kon c'est li inquiétant am ci boo jëlee liste départementale bu Dakar ak coow lu mu indi ak Barth ak yuuxu beeg yooyu ñu naan respecté nañ parité respecté wul nga gis am na kenn ci responsable ci waa parti démocrate sénégalais jiite woon sax groupe parlementaire bi am lu mu jox pour dëggal mooy seen biir la en réalité ci ñàkk a jubóo yegg na ba à ce niveau. mais à la fin. parce que gis nga mbir boo dàqee raison objective yi nga xam ne moom moo si mën a jàpp yëpp
la fay des ci raison loolu mooy li valable xamuloo boo ko analyser ba sa fond ba doo koy xam ne la toile de fond mooy perspective bu 2024 ak bataille de positionnement bi ñuy nekke ku nekk yaa ngi naan ka ma jox gage ci 2024 kooku moom la ay jéem a farandoo comme ça ma am région nangam département nangam ma féex fa ngir bu jamono vote ba jotee ma mais te loolu du préoccupation sénégalais yi waru nekk à l'étape bi ñu toll nii préoccupation. mais est-ce que du yéen a ubbi brèche bi. non kenn maanaam li tax ma ne la yéen a ubbi brèche bi mooy da ngeen waxoon ni Yewwi Askan Wi da ngeen di ànd local yi bu ngeen ci génnee législative yi bu jeexee nag ay la yooyeen ku yëg sa bopp mën ko mën nañoo woote woo fu ne. waaw mais waaw bu ngeen ko jegee nag. xam nga yaa ma gën a xam ni yéen politiciens yi wax nga mu ko léegi da ngeen di anticiper lu yaatu xam nga mënoo xaar ba après léegi. mais kon nga koy def ci saasa nga koy def nag waajal. mais kon boo ci génnee nga am taxawaay mais Pape bu bukki taxawee ak kanamam na ni bukkee ngi ni nañu tudd rek ni bukki baa ngi ni te li xam nga li bon mooy taxaw di bukki bu ne léng ba pare bëgg a jàppe sa bopp ab bëy pour loolu te loolu jafe-jafe lay indi donc xam nga gis nga stratégie non mais du xam nga loolu c'est puéril du stratégie xam nga la bonne stratégie mooy yi nga am réew une charge aussi importante que la charge de président de la République dafay laaj nit ki mu am hauteur tout le temps depuis les assises li ñu mos di critiquer suñuy président de la République mooy seen esprit partisan te réew mi ki ko mën a téye jikko la koy téye ak yërmande ak xam-xam jikko yi moo di dafa war a dalal xelu Sénégalais yi ba balaa muy ñëw Sénégalais yi dinañu gis ni kii ku rigoureux la ku constant la ku jub la ku maandu la te ku dul parparloo la parce que 17 millions de Sénégalais ñoo war a takku ànd derrière seen xalif général muy seen président de la République ñu àndandoo dugg tool bi nga xamee ne mooy liggéeyal Sénégal pour mën jëm ca kanam c'est une autre idée c'est une autre perception mais malheureusement professeur Malick Ndiaye dafa bindoon benn livre bu am solo na nga ko lire l'éthique ceddo ou la société d'accaparement xam nga éthique ceddo boobu ak un peu de filouterie occidentale moom la gars yi lamboo ba tax seen perception wu politique du mën a méngu mukk ak aspiration légitime yi Sénégal a am. kon est-ce que boo gisee nga am koo àndal. non moo taxit mu neex leen déglu rek moo tax mu neex leen mu naqari leen li béy doon dunde li béy bii di Cheikh Bamba Dièye doon dunde ba sax si kim bii moom lay continuer moom ba faatu ndax man xam nga li ma noppal mooy man damaa am sëriñ ci politique sëriñ bu mat sëriñ boo xamee ne Sénégal yëpp nangu nañu yaa idéem disponibilité am ak engagement am sëriñ boobu moo ma tëralal yoon man ci kaw raay laay jaar xaw ma ñàll wi xaw ma ñag wi ci kaw raay laay jaar donc moom moo wax ni mooy sàkk ay pexe yu dagan ngir jëriñ sa askan xam nga ni yow wir na ni ma que je suis une personne qui n'est pas bête Sénégal yëpp nangu nañu loolu bien sûr Sénégal yëpp nangu nañu que je suis une personne qui a de l'expertise dans beaucoup de domaines yow yaakaaroon ni énergie bii may dépenser pour Sénégal su ma ko dépensé woon ci sama kanam xanaa kon dinaa nekk ci li ñaan mais justement loolu ci perspective yi lay ñëw. waaw parce que moo tax Pape gis nga fii ñu nekk nii gars yi dinañu seen weer mu kaamil xam nga tax ñuy seen weer mu kaamil ndax manœuvre yi ñu def yëpp pour yaakaar ni dinañu élaguer tool yi am visibilité par rapport ak perspective 2024 bu ñu demee ba 2024 dinañu xam ne société bi du demee noonu et que les Sénégalais et que nit ñi fi nekk ils sont suffisamment libres et suffisamment autonomes pour que bu jamono tànn kilifa gi nga xamee ne dafa war a dalal xelu Sénégalais yi ci jikkoom dalal xelu Sénégalais yi ci capacité am dalal xelu Sénégalais yi ci maanduteem les Sénégalais sont suffisamment intelligents pour faire le choix de la sûreté. Mais justement bu ñu la déggee ngay wax dafa mel ni kon waroo nga fi mu ne nii ak ñoom parce que sooy wax ni dañu soxla njiit luy dalal njiit loo xam ne du nekk ci war du nekk ci ay manœuvre politique comme ni ñu koy tuddee nii mooy combine yeeg yooyu sàngoo sax deru bay à la limite fekk comme ni ñu ko waxee bukki la mais kon finalement ñooñu ngeen joxoon crédit pour ñu doxee seen i tour pour ñu jëfee seen i tour la ñu defagum ba fii en tout cas ci élection yi ñu jëm moom àndu leen ci te wane ngeen ko am na ñu doon xaar sax ngeen génn mais ne ngeen génnu leen. non xam nga ñun est-ce que dina yombati waa seen. non xam nga ñun li ñu bëgg. dafa leer naññ. ñun bu ngeen amul nag. xam nga attends rek li ñu bëgg moom
dañ koy am xam nga tax dañ koy am. parce que li ñu bëgg mooy li Sénégalais yi bëgg te muy defar réew mi. et je vais t'expliquer de manière très claire ñun li ñu bëgg mooy plus jamais dootuñu may kenn. comme nañ ko amee woon sa Macky Sall ak ña ko jiitu maanaam nga bukki bi ñëw la sàngoo deru béy bi ñëw taxaw di woote lu nekkul ci moom. xam nga wax di jaay nit ñi vertu bu mu amul. ak pas-pas gu nekkul ci moom ak njub gu nekkul ci moom maanaam bëy bi dootuñu ko xool ñun ku ñëw ku nekk dinañ la futti ba xam lan moo nekk ca biir. te fi mu ne nii xam nga de. non ba identifier non xam nga li ñuy wax nii. xam nga ñuy wax ñun ci kanamu télé la ñuy waxal. li ñuy wax mooy imagine-toi la grande déception bi am après 2000 xam nga moo tax ma ne ñun duñu ay xaleel ndax 2000 ay mu kallëf la ñu woon nekkoon ci combat yi. bi Ablaye Wade day ñëw à l'université Ndar université Saint-Louis ñu lañ ko accueillir au 2e tour taxaw ci taxawaay bu mat sëkk ak la mu yéene woon ci espoir yëpp gis nañu à la fin ni bëgg nguur yi ak opportuniste yi dévié loo nañ ko ci trajectoire am dugal ko ci détails yoo xam ne méngoowul benn yoon ak l'homme qui a combattu pour la démocratie pour l'état de droit et les libertés dans le pays. ñu gis en 2012 assise nationale ambition gënu koo rëy ñu mobiliser toute la société pour nit ñi xam ne tey jii on n'a plus besoin de d'étendard politique ou politicien assise nationale nit ñi fàtte seeni kër fàtte seeni couleur ñëw toog xalaat pour nan la ñu war a tërale réew mi ndekete gars yi dañuy utiliser nit ñi ci xalaat bi bu xalaat bi pare bu ñu toogee ba toog daal ni waxu kuy wut bokkul ak waxu ko am. loolu laa ni la bu ñu ko gisee tey jii ci biir Yewwi Askan Wi suñu responsabilité mooy ñu pointer ko du doigt en interne d'abord waxtaan ci suñu biir buñ ñu mayee nopp ba indi rectification ci am mu yem fa bu ñu mayulee nopp ba def loo xamee ni nee na weng ci kanamu Sénégalais yi. il faut ñun ñu wax ak sénégalais yi pour alerter leen ci situation bu mel noonu ndax lu mu ci mënti demee addina day continuer di dem lu mu ci mënti demee engagement yu ñu jël ñun pour nekk ci côté askan wi ak liggéeyal sénégalais yi pour taxawu leen pour jéem jàppale toutes les conditions pour que une alternance crédible et qu'une assemblée nationale forte mën a taxaw duñu ci